Monsieur le ministre ni ma ko waxee sànq ci présentation bi brièvement rek yow bu la gënee xam parti démocratique sénégalais moom moo tax rawatina président Abdoulaye Wade ak nombal tànk yi nga xam te ni dénkoon na la ko fan yéen weeru mai notamment ñu fete ci anniversaire président Abdoulaye Wade ñu gis ay kilifa yu bëri bind mais yow sa bos nemmeekuñu ko wala dañ koo gisul wala dañ koo def te fësaloo ko. xam nga rek dañu ne lu sotti am borom. mais président Abdoulaye Wade kenn nattulewutoon ne anciens libéraux yi ñu àndoon ak moom depuis ñoom ay Serigne Diop ñoom ay Ousmane Ngom ñoom Idrissa Seck ba ci Ablaye Faye mii nga xam ne moo fi jógee yàlla ko yàlla yërëm ñoom Omar Sarr ak Pape Samba Mboup ba si man kenn réeréwul ne kenn gënuñoo xam président Abdoulaye Wade waaye léegi Sénégal dañu xewal bala ñoo tagg nit rek mu jeexal soit mu jógee fi walla mu génn ci régime bi lu baax lu nekk ñu koy teg te su fi nekkee kenn du jël lu baax teg ko ci moom lu bon lu nekk lañ koy teg te loolu yorul réew yorul askan dañoo war a seet li nga xam ne moo gën moo rafet ñu koy teg pour sénégalais mën ci jëriñoo donc ñu bëri dégg nga leen ñuy tagg Ablaye Wade defe nañ ne suñ taggee Ablaye Wade comme PDS yaakaar nañ dafa tasaaroo ñoom ñi nga xam ne dañu émotif dañu émotionnel dañuy daw ne waa jii kat mooy sun waaja ndax mi ngi tagg président Ablaye Wade tey fekk na démb ñoo détruire Ablaye Wade ñoo détruire œuvre Ablaye Wade ñoo détruire li nga xam ne moom la Ablaye Wade doon def ñoom ñoo ko stoppé donc man dugguma ci loolu parce que képp xam nañ ne Ablaye moo wax Farba yaay Ablaye Wade yaay man maay yow yaay Farba yaay man maay yow te ñëpp xam nañ ne fa ma jaar ak Ablaye Wade ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi si biti fi jaar Ablaye kenn fa jaar Ablaye donc moo tax loolu dugal ma gi sax sama xorom mais la ma nekk sama xol te ma wax ko ña ma ko war a wax mooy man Ablaye Wade laa xam Ablaye Wade laa miin Ablaye Wade laa gëm doctrine am laay doxee philosophie moom laay doxee et je suis l'une des rares personnes yi nga xam ne Sénégal génn nañ ci Ablaye Wade soxla ñu dàq leen wala ñu génnal seen bopp ñuy toog ci digg télévision yi wala fa ñu nekk léegi ñu fay toog ñu fay wax liggéeyu Ablaye Wade wala jaar Ablaye man rek ngay dégg télévision yi may wax di tudd def référence à la parce que loolu la ñu am. mais bindoo ko sax bataaxal defoo dara. si li nga wax ni moom ngay topp philosophie am. non xam nga loolu ay caaxaan la. Habib Sy bind na ci wax na ci parce que moom moo féetee li nga xam ne moom mooy doctrine Ablaye Wade moom yàgg na féete loolu man action laa féetee damay jëf damay jëf su may wax Ablaye Wade dañu di ko dégg pendant toute l'année donc man. awul benn njëriñ may taxaw ci télévision yi di wax pour di waxandoo ak nit ñi parce que man damay jëf tous les jours. yaa ngi naan philosophie ngay topp yaa ngi naan ni mu gisee politique loolu ngay topp ba tey mais tey est-ce que loolu warawul ak li ñuy gis jamono ji moom ba léegi nii mi ngi si kujje gi yow tàbbi nga si benn bokk yàgg kon est-ce que wonewul ne que fu mu toll nii yéen ñaar jiwoo ngeen tey bokk nga si personnalité yi nga xam te nii yéen la gënoon jox bokk gën leen a jox cër ñi nga xam te nii tey gannaaw bi mu ñàkkee nguur gi dañ koo bàyyi ñëw si président Macky Sall. man bàyyiwuma ko par exemple bu bàyyiwu ko dañ ñu dàq doomu jëmoo ñu dàq ñun lii ñuul ci sow mi du Ablaye Wade et Karim Wade la donc ñun dàq ñun dañu dàq donc ñun nekkuñu ñoo xam ne dañu bàyyi Ablaye Wade donc ñun suñu digganteeg Ablaye Wade li ñu yaakaar ne moo gën ci askan wi li ñu yaakaar ne moo gën ci philosophie am moo gën ci doctrine am moo gën ci œuvre am fu ñuy toll dañu koy feeñal ñun loolu lañ mën a def. mais wax nga ne da leen dàq c'est vrai da leen dàqoon mais li xewoon duñ si ñëwaat mais bi leen dàqee itam da ngeen dem farak ñi nga xam te nii ñoom ñoo doon xujjeeg waa PDS kon loolu kay est-ce que joxul sax ñii leen dàqoon sa kii parti démocratique Sénégal est-ce que joxu leen dëgg sax ba dàq bi leen dàq gannaaw bi leen dàqee da ngeen tàbbi fasal. xam nga Abdoulaye Wade amul benn intérêt doom yi te saaroo amul benn intérêt yàgg Abdoulaye Wade day ñëwaat taxawaat ne day dagalewaat ay doomam mënu ko ñàkk def. ndax su ko deful liggéey bi muy liggéey dafay réer liggéey bi muy liggéey dafay réer te ñun comme dañu dàq ñun ñuy ay sénégalais am expérience ci réew mi ci ni muy doxee gestion réew mi am ci xam-xam en dehors de la politique sur le plan économique social ñu jaar fu nekk ñun yaakaar nañ ne li ñu xam warta niil loolu mënuñu ànd ak ki ñu dàq mënuñu ànd ak ñi ànd ak ki ñu dàq mais am na koo xam ne la ñu bokk
mooy la ñu Ablaye Wade jàngaloon muy le président Macky Sall ñun ñu gis ne lii muy liggéey nii il veut faire plus que le président Ablaye Wade dafa bëgg a def lépp li Ablaye Wade defoon te ñun loolu moo gën ci réew mi loolu moo tax. ñu ànd ak moom mooy fexe ba fu mu toll nii doomu Ablaye Wade mënta ñëw Sénégal jamono jii nii joxe woon na ay àpp jaaree ko si ay collaborateurs yow woon ñu si bëri jóge neen fa mais dina naan dinaa ñëw ba léegi ñëwul loolu noonu bokk na si faire plus par rapport ak li fi. non moom moo bañ a ñëw Ablaye Wade wax toog na réunion comité directeur mu ne Karim fa mu nekk moo fa bàyyi boppam Karim joxe na ba tay message ne à bientôt maa ngi ñëw kon kuy joxe message daan maa ngi ñëw te ñëwuloo. man ba mu déparé rek samedi bi ki topp laa ko wax ma ne ko mu woo ma man maa ko woo sax non man la njëkk a woo moom ma woo bi mu demee jeudi ci guddi. samedi man la njëkk a woo ma ne ko xaw ma benn condition nga demee parce que temps yii yëpp da ngaa bañ a wax ak man parce que maa mere woon. ma ne ko nag li wóor ba wóor mooy foofu dëkkoo fi soo mënta ñëw defal na sa bàyyi doon def léeg-léeg nga dem taxaw Mali wala Mauritanie wala fii. wala Côte d'Ivoire nga ne yaa ngi ñëw nga yëngal mbir yi waaye bul toog rek et puis yéen a ngi wax naa ni yéen ngeen ñëwaat àndaat. léegi moom lu ma waxoon bi nga ko waxee lool. non yow Farba yow bandi nga dafay dégg ci wax daal. kon moom ba léegi waxu la moo ko téye foofu. non man xam naa du ñëw. lu tax du ñëw. mais waxoon na ba yàgg na ba tay ne du ñëw ma ne leen du ñëw mënta ñëw itam xoolal soo déggee fii nga nekk ci kaso nga toog ba xaaju guddi ñu yee la pëkkal la defal la passeport. dugal la ci oto ngay dangaa bëgg a jaar sama kër ñu la déedéet baal ñu yóbbu la kër ma dikkee sëriñ bay doomu sëriñ bi ñaanal la ñu dugal la ci avion nga ne mee nga dem génn réew ma yow xam nga loolu moo seen état ak état jaar na fa parce que avion moo jógee Qatar ba fii jël si ko donc loolu nekkul lu yomb nekkul loo xam ne tam engagé wul ko donc moo tax dañ ko forcé bu woon jën mais est-ce que man su ma fekkoon ne maa déggoon mu doon yuuxu ci aéroport bi naan dew ma di wequ gars yi di ko jàpp ak policier ma xam ne dañ ko forcé mais comme loolu yëpp amu si mais dafa am lu ma bëgg a ajouter mooy sama diggante ak Abdoulaye Wade ñun ñi nga xam ne dañ ñoo dàq ñu dem ñëpp xam ne li ñu gën a bëgg mooy Abdoulaye Wade su fekkoon ne sunu sago la duñ fa jógee parce que loolu la ñu xam mais dañoo génne président Macky Sall nag damay laaj Allemagne hitlérienne dafa dem ba détruire presque toute la France occuper France occuper Angleterre occuper Belgique occuper Luxembourg occuper les pays Balkans pendant les 2 guerres est-ce que léegi Allemagne ak France ànduñu pour liggéey Europe est-ce que léegi concurrence internationale bi am est-ce que doo dégg européens yi ñoom Macron wala ñoom Merkel wala président wu les pays union économique ne dañuy ànd suudeewu pour que sur le plan international ñu mën a concurrencer les États-Unis wala ñu mën a concurrencer la Chine parce que c'est l'intérêt de l'Europe qui est en jeu. donc il faut que ñu xam ne dafa fekk na am na ay mbir yu ñu teg si kaw table yi waxtaan si ba am si compromis mais fii nii buñ ko méngalee si li tax ñuy wax ba léegi nii leerul ndax Karim Wade mën na bokk see élection naam. non Karim Wade yaay wax Karim Wade présidentiel yi ñu génn moom moo nekkoon candidat PDS te ba tey jii nii aussi teggiwuñu. loolu affaire PDS la xam nga loolu. waaw donc loolu est-ce que nekkul contentieux boobu la ñu war a vider ba pare. soo gaa wax y a plus aucun contentieux boo xam ne moom la ñuy vider. quand la guerre mondiale est terminée ñu ne guerre mondiale jeex na y a plus de amul lu ñuy vider pour que les nations puissent reprendre leur développement Karim Wade moo war a jël ay initiative su bëggee ñëw ci biir réew mi kooku moo xam na muy tojee bopp jana xam mais yéen a fi nekk yi journalistes yi Karim Wade may ma rek xam nga vous faites la promotion constante de Karim yéen a wax ci rajo yi Karim Wade vous ne posez jamais directement de questions à Karim da ngeen di gis benn booy bu nga xam ne karimiste la wala am na ku ma waxoon démb ne Karim nee na mais pourquoi journalistes yi yéen ñi nga xam ne yéenay wut xibaar yi ñun nag askan wi ñu yaakaar leen ci ngeen gëstu ci xibaar yi lu tax yéen du ngeen jéem a dem laaj Karim waaye su ngeen gisee Farba Senghor wala ngeen gis Pape Sambou wala ana xam beneen wala Omar Sarr wala ñeneen ngeen naan leen Karim day ñëw ak Karim du ñëw non c'est la question ba ñi ngeen koy posé waru leen koo posé affaire Karim ñun kenn waratuñu koo wax nañu bàyyi ñu liggéey bi ñuy liggéey pour réew mi gis naa ne man président Macky Sall mi ngi liggéey gis naa ne Ablaye Wade bi ma toppoon il veut faire mieux que le président Ablaye Wade autoroute yaa ngi fii pont yaa ngi fii hôpitaux yaa ngi fii gis naa ne ku amutoon loolu
soo ko amee sa xol day sedd. loolu dinañ si ñëwaat sànq yaa ngi junj ay retrouvailles wala yu demee noonu waxee woo ko noonu mais noonu laa ko comprendre ndax na nga njort ne que fu mu toll nii PDS nga xam te ni ba léegi mi ngi si opposition bi dàqul dajewaat ak APR ba ñu nekkaat mburoog soow. dama wax ne la xam nga soo gisee PDS rek moo fi am ak socialistes yi ak communistes yi ñoo fi am une doctrine une philosophie boo xam ne bu wóor la kenn du ko naatable. est-ce que yaakaar nga ne Ablaye Wade dana fi nekkoon di wujjee ak communistes yi di wujjee ak socialistes yi dem ba léegi génn ci gouvernement bi après bi mu génnee ci gouvernement bi mu miir parce que affaire bu ko bett la affaire bu ko choqué la mu toog 10 ans réfléchir wañee ko waat dem di àndaat ak keneen wala li mu liggéey mu ko yàkkal ñu mel ni ay Sonko ak ñeneen est-ce que yow loolu en na maanaam donc Ablaye Wade dana ressaisir je suis certain te su ressaisir day jéem a waat ay doomam est-ce que dana leen mën a boole wala moom est-ce que dana am grandeur ak hauteur mu ne yow Macky Sall yaa fi nekk na la gaa yi jàppale soo jeexalee après ñeneen jël loolu est-ce que Ablaye Wade dana ko am mooy problème bi mais xam naa ne man Ablaye Wade mënut a ànd ak kenn ci du nangu ànd ak kenn ci réew mi parce que du liggéey libéralisme la libre entreprise di ko yekkal ay ñu ma xamul ñoo xam ne seen idéologie sa taxawul c'est pas possible. ndax loolu du tekki ne que posture bi président Abdoulaye Wade ak le PDS jëloon si élection présidentielle 2019 bi ñu jógee mooy posture u jàppale président Macky Sall ngir mu faluwaat ndax yow lecture boobu nga si am. non xam nga lecture bu ma am Abdoulaye Wade c'est un combattant et c'est un stratège il faut que ambition bi mu amoon moom wala prétention bi nga xam ne am na ko mooy na PDS ñëwaat au retour du PDS au pouvoir mais li ñu ci yokk nag mooy doomam moom mooy ñëwaat au pouvoir. loolu mooy li nga xam ne moom moo nëxal moo nëxal mbir yi donc mais Ablaye Wade moom bëgg na doomam bëgg na PDS ñëwaat au pouvoir te loolu Ablaye Wade mënu koo def ak keneen koo xam ne yow bokk am nekkul koo àndal bokk ak moom philosophie donc loolu moom moo tax il faut s'attendre à ce que Ablaye Wade mu woote ne kaay leen mais loolu ça demande un effort. bu mag ci moom président Macky Sall ak yooyu. ànd ak président Macky Sall ànd ak moom parce que gis na ne Abdoulaye Wade su gisee liggéey bi président Macky di liggéey mu xam ne lii muy liggéey nii turam a si nekk il est préférable que ñu inscrire ko ci continuité moom que ñu jël ko di ko inscrire Macky wala keneen donc Abdoulaye Wade borom xel la. je suis certain que Ablaye Wade fa ñu jëm yëpp soo Ablaye Wade xamee ne affaire doom gi di sotti dana ñëw àndaat jàppale ne Macky Sall ànd leen ñun waxoon nañu ko ñun bi ñu daanoo rek. mais doomam bi est-ce que kon loolu du nekk li war a njëkk bu nekkee ñoom ñaar war nañ dajawaat Karim Wade xamaat fan lay féetee si wàllum politique ay droit civique am bu nekkee ne ñàkk na ko ñu delloo. yow yaa soucié wu ci loolu. loolu du souci Ablaye Wade loolu du souci Ablaye Wade dama ne. nga foog ne di ko teg si kaw table. non dama la bëgg expliquer ne la yéen seen problème yëpp da ngeen a bëgg a lijjantil Karim ay mbiram. mais est-ce que nekkul loolay problème PDS est-ce que nekkul loolay mbiru président Abdoulaye Wade. non man xamatuma ay préoccupation waaw parce que léegi àndatuma ak moom bàyyiwuma ko daf maa dàq. donc xamatuma la Abdoulaye Wade di wut mais dama la ne Sénégalais yi sonn nañ ci ngeen di indi toujours discours Karim. na Karim teg non Karim moom dinañ wax ay wax. munoo wax PDS munoo wax PDS ni ma ko gisee. munoo wax PDS ni ma ko gisee gars yi ñoo bëgg a liggéeyal Karim mais Karim liggéeyal boppam. Karim moo teg ay jalon gis nga président soo ko seetloo xam nga yéen da nga def histoire ngeen lire. wal fajir yu yàgg yi. wala ngeen lire sud yi. waaw entre les années 80. ak les années 90. da ngay dégg Abdoulaye Wade damaa teg premier jalon. deuxième jalon. sud titré ko wal fajir titré ko. donc Karim Wade su bëggee dafa war a def comme ni baayam di teg ay jalon su ko defee yéen ñi nga xam ne yéenay jàngat ngeen ne Karim kat def na nañ ko si jàppale mais wax Karim rek ku ñëw débat ngeen di ko wax Karim su waxee Karim loo xam ne neexu leen gars yi mer mais da nga ko jàppal une dent ba tey lan la moo tax waxu Karim doo si sawar loolu non maa gën a sawar ki Sénégal waxu Karim parce que da ngeen di tàngal xolu ñi ànd ak Karim parce que man Karim amul du ma ko raay parce que li ma gën a bëgg moo ma fa génnee donc débat bi su ngeen ko indi toujours ci Karim te réew mi
ñun ñu bugg a avancer bugg a mel ni Amérique bugg a mel ni États-Unis alors bañ Mauritanie Guinée-Bissau ak Gambie gi ak Mali jot ñu. ñu bëgg a concurrencer wu ak pays BRICS yi ñoom Afrique du Sud ay ñoom Brésil ay ñoom Égypte ak ñeneen ñooñu ak les pays du Nord ngeen ñëw di ma indil ay produits indi ay problème ay Karim yoo xam ne vraiment day tax gars yi mer te du ñu indi réew mi dara man damaa bëggoon ñu xool. non Karim fu mu dans quel domaine. non war a liggéey réew mi yow lay merloo mais merloo fi keneen moom. non li may su ma tontoo. gars yi dañuy mer parce que soo waxee man la Karim du ñëw Karim du bokk te mu leer ma du ñëw du bokk ñi may dégg dañuy mer. te xam nga mer boobu man jëriñu ma dara la moo tax du bokk da nga koy teree bokk wala. ah da nga koy teree bokk wala la moo tax du bokk. lan moo tax du ñëw laa lay posé Karim bi sénégalais la. ah benn côté bi sénégalais la benn côté bi tubaab la. Karim su mënta ñëw Sénégal tam xanaa Karim war naa mën dem seeti yaayam seeti nijaayam ñi nga xam ne ñoom ay mbokkam la ñu nga nekk France mais gisoo ko France gisoo ko fii bul tax sama gars yi gën maa mere te gars yi fi mu toll nii alors damaa bëgg ñu calme jéem a réfléchir nu ñuy def ba bokk ci ñi nga xam ne ñooy liggéeyal réew mi suba. yaa ngi pas di leen merloo. yaa ngi naan président Abdoulaye Wade yaa ngi koy juñu sànq bu demee ba xam ne ak Karim mënutul nekk mën na dem gunge ku mel ni président Macky Sall mais président Macky Sall gunge ko si ñett at yi des lay nekk wala au-delà. yàlla rek moo xam ëllëg man xaw ma ëllëg man politique laay def man tey laa xam su koy jàppale da koy jàppale période bii muy dem ba mandaam jeex. parce que à 6 mois des mandats du mandat. code électoral bi nee na. su boobaa chaque parti. am nga droit nga présenter ki nga investir. am nga droit def déclaration de candidature.